jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias ñu ñëwaat rek ci dernier numéro de la semaine jagleel ko nag une bonne partie ci li nga xamante ne moo di gàmmu gi dinañ ci ñëw ci kanam gën a yaatal fekk it suñu équipe yi nga xam ni ña nga ca dëkk bu sell ba fële ca Tiwaawoon ci kanam lay doon tuuti du ñàkk ñu teew fa ba ñu leen nuyoo ba noppi di leen ziar dinañu ñëw it ci pàcc bu am solo ci ñaareel bi nga xamante ne moom la ñuy jagleel émission bi muy commission vérité et réconciliation ba nekk ca Gambie liggéey bi nga xam ne mu ngi koy door te boobu ba léegi ñu ciy dégg saa su nekk ay révélation yoo xamante ne baax na ñu taxaw si daal di ci jëlee ay njàngat moo tax nag ñu fiy dalal gannaaw 20h bi kii di Fatou Diagne Senghor nekk directrice régionale bu article 19 teew fii bu ko defee rek ñu gën a yaatal ci ñaareelu pàcc bi leneen nit loo xam ni ajuma bu jot ñu def ko mu di tàggat yaram xool rek programme yu am solo yi nga xam ni mën nañ ko xaar ci week-end bi ñu ciy ànd ak Cheikh Tidiane Diagne Cheikh Tidiane teew fii joxaat ñu agenda sportif bi Cheikh maa ngi leen maa ngi lay ziar soxna Aram di nuyu aussi téléspectateur yu TFM di nuyu tamit suñu gan gi di leen jox seen wàccuwaay comme on dit. tey soxna Aram nga ma jox. waaw soxna Aram tey moom da nga ajara quoi comme on dit. voilà alors dinañu ñëw ci xibaar yi fii ak it ca Tivaouane ak équipe bi ni ma ko waxee sànq dinañu ñëw it ci pàcc bu njëkk bi jagleel ko gàmmu gi bu ñu nee gàmmu nag xel yëpp day dem ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam moo nekk nag guddi goo xam ni jagleel nañ ko ci am naka loo xam ni moom lañ ciy xaar ci wàllu ngëneen ak it lu ñu sant nit yi ñu war koo doxalee moo tax nag tey ñu fiy dalal imam Babacar Dia nekk nag imam ca HLM 3 bu mosquée bu Grand Yoff imam dalal jàmm ci plateau. waaleykum salaam wa rahmatulah soxna si ñu ngi lay fay nuyoo te di la tabaarakallaahu nuyu bu baax a baax di nuyu waa télé bi yëpp. di leen ñaanal borom bi yal na yàlla def fi jàmm. dolli fi sutural dolli fi naataange. ci barke yonent bi nuyu téléspectateur yu TFM ak téléspectatrices yëpp ñu ngi leen nuyu bu baax a baax macha allah. jërëjëf imam njëkkee ci gàmmu gi gannaaw ay waxtu rek a des ñu jëm ci guddi gi lan la ñu digle ne noonu la jullit gi war a doxalee bu bés ba. xam nga Cheikh Seydil Hadji Malick comme ni nga waxee ci sa biiri wax moomut gàmm waaye saa yu ñu ne gàmm rek xel yëpp Tiwaawan la jëm. moom Cheikh Seydil Hadji Malick ba muy woote gàmm nag wóor ñëpp daf na ñëw leen gàmm si waaye am na ñoo xam ne nañ toog woowuma leen wax benn wax ni ala azimu laylal wiladati xisbatan iza lam yakun naxwal xaraami udulu nee na yow mi nga xam ne yaa fas yéene ñëw gàmm si te jaamu yàlla narulu faa indi boo fa ñëwee da nga faa nar a nekk di mooy yàlla wala nga def fa leneen loo xam ne du ak jaamu yàlla yow bul ñëw toogal mu ne ala azimu laylatul wilaadati xisbatan na ngeen màggal guddi juddu yonent yàlla Muhammad sallallahu ngir sàkku tuyaaba bu fekkee ne iza lam yakun naxwal xaraami udulu bu fekkee ne bu ngeen fa ñëwee di ko màggal ak foo ko mën a defee doo fa def ak mooy yàlla na nga màggal si. màggal gi lan lañ ciy xaar parce que nit yi yenn saa dañuy dem rek fekkee tant yi rumbulement bi rek noonu toog lan nga xamante ne boo ko defee di nga ci jëlee ngëneel ci guddi gi. Cheikh Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu mi nga xam ne moom la ñu wax wàllu gàmm gi mu njëkk a def na mu ko defee mooy jàng alquran la ko defee nee nañu moog maam rawaxaan ngom ca paal ñoo njëkk a gàmm ñoom ñaar xam nga nan lañ gàmmoo alquran yàlla ji muy kaamil alquran bi la ñu gàmmoo nee nañu bi ñu officialisé gàmm muy 1902 la ñu wax mooy jat bi gën a siiw mooy bi mu ko defee Tiwaawan waaye nee na Seydi Hadji Malick gàmm na avant muy ñëw Tiwaawan gàmm na Ndar mook maam rawaxaan ñoo gàmmoondoo ni ñu ko defee mooy alaaji Malick dafa jël xaaju kaw bi muy alquranul karim maam rawaxaan jël xaaju suuf bi ñu jàng ko ba fajar di xar fekk kaamil bi jeex ñu ne soxna Awa Dieye mi nga xam ne mooy waajuru maam rawaxaan nga mu jigéen moo leen toggal cere bis booba te la ñu xéewlu kon gàmm mooy jàng alquran ak nettali li nga xam ne passé na te rafet ngir ñi bëgg a baax mën cee roy. d'accord daañu ñëwaat ci yow imam ci kanam tuuti. ñu fekki rek Pape Djibril Fall ndax jamono ji mi ngi taxaw di ñu teewlu Pape xanaa li imam wax léegi yaakaar naa ni yow di nga ko jëfee bu guddi ga. mu nekk lu am solo di la nuyu d'abord di nuyu imam di nuyu téléspectateurs yi nga xam ñoo ngi ñuy seetaan si biir réew mi ak si bitim réew depuis fi nga xamante ni moom mooy Tiwaawoon jëm rek ci guddi gu sell gi nga xamante ni ñoo ngi ciy fas yéene màggal gane àdduna yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam li mu wax yëpp dëgg la ci waajtaay bi nga xamante ni war na am
mais surtout nekkin bi ngir foo war a defaroo waroo fa yàqoo. te je pense que ne loolu la imam wax ci nan la ñuy ñëwee nan la ñuy defee ndax tey boo jógee jëm Makka di nga xam li la war ci farat ak sunna boo jëmee Touba ca màggal ga noonu nga war a xamee lan mooy farata ak sunna yi boo jëm see fii tamit ci Tiwaawan war a màggal si guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg fa yàlla nag war ngaa xam boo ñëwee comportement bi nga war a am ngir lépp lu fi leer nga mën koo jëriñoo ba boo fi jógee nag xanaa boo delloo nit ñi xam ne nag gàmmu ji woon nga. alors gis nañu ni bu gàmmu gi jegesee taalibe yi dinañu bëri lool ci zawiya yi ngir fexe rek dem ñaan waaye yenn saa yi ñenn ñi dem seeti seen sëriñ ngir gën a yeesal seen gëm-gëm ak ñoom seen ndax mën nga ñu wax rek na mbir yi tëddee ni ndax jamono ji ay waxtu rek a des ñu jublu ci guddi gi. xam nga loolu boo ko gisee Aram dafa am benn intelligence sociale boo xamante ni ñii di kilifa diine dañ ko amee bu baax ndax jaamu yàlla. au-delà des pratiques cultuelles yi nga xam dinañ ko def muy julli yeeg woor yeeg yëpp fokk ñu xam loolu ban conséquence la war a am te conséquences yooyu mu am dafa war a jur defar sunu vivre ensemble dafa war a jur defar sunu communion sunu cohésion sociale loolu moo tax jamono yii tamit jamonoy saafonte la jamonoy nemmeekonte la jamonoy seetante la jamonoy kenn ku ci nekk xam sa morom ci lan la nekk te loolu tamit moom la lii di permettre wax nañ ko démb ne fukki fanu burdu bi fukki fan la yoo xam daan nañ ci daje xëy na di jàng burdu waaye Seydi Hadji Malick tamit da ko daan taamu lool di ci dalal ñi nga xamante ni ay mbokk diineem lañ wala ay mbokk deretam lañ nekk ci ay barab yu fasantikoo ci biir réew mi te bu barab yi te bu fukki guddi yi jotaan mu leen di dalal di waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni noonu lañ nekkee fa ñu nekk yan jafe-jafe lañ fa am lan lañ fay réussir te ak ay jafe-jafe ay obstacle mu daal di leen ni yokku xel yokku leen xalaat ba nga xamante ni bu ñu demee dinañ gën a mën a faire face ci mission yooyu nga xamante ni moom lañ leen dénk pour gën a mën a jël en charge les préoccupations loolu moo tax tamit intelligence sociale boobu moo tax seet boobu nga tudd léegi ci ziyaara ci kër kilifa yi loolu lay indi du taalibe yi rek ñooy dem waaye ñi nga xamante ni ñoom mooy secteur privé mooy politique yi ñëpp dañuy ñëw kenn ku ci ñëw tamit soo ñëwee ñu fàttali la li nga xamante ni loolu nga war a nekkee te ñoom ñi nga xam ñoom la yàlla jiital tey ji ci diine ji dañ cee am nag wàllu rëy rëy woo xamante ni war nañ ko ci dox Aram. balaa ñu la bàyyi rek xanaa ñu wax ci comité d'organisation taxawaay bi nga xam ni jagleel nañ ko média yi ban jàngat nga ci def. comme d'habitude mu nekk loo xamante ni lu am solo la ñi nga xamante ni ñoom ñoo ngi koy yor aussi ñoo ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax di permettre journalistes yi ñu def seen liggéey convenablement et je pense que c'est ça qui est important parce que liggéey bi ñun ñoo ko bokk fii ñi fiy ñëw yépp am na ci loo xamante ni li jiitu ci li nga xamante ni moom ngay def mooy wane sa patriotisme wane sa bëgg sa réew te bëgg sa réew tey bëgg Seydi Hadji Malick bëgg Cheikh Ahmadou Bamba bëgg Cheikh Moussa Camara bëgg Ahmed Demba Sokone bëgg El Hadji Omar Foutiyou Tall mooy bëgg Sénégal ndax ñooñu kat dañoo am rôle bu mag a mag buñ def fii ci nga xamante ni moom mooy Sénégal donc loolu moo tax journaliste bi tamit c'est très bien que bu ñëwee day def liggéeyam waaye dafa am loo xamante ni moom lay jiital mooy fierté boo xamante ni am na ko ci bokk ci liggéey bu mag bi Aram leneen li nga xamante ni am na solo toujours par rapport ak comité d'organisation mooy service yi nga xamante ni dinañ ciy intervenir lu ci mel ni sapeur pompier yi seen mission def nañ benn bilan d'étape boo xamante ni wax nañ ne 35 sorties def nañ 35 sorties 58 victimes la ñu wax ne malheureusement am nañu ko ci kaw tali bi fukki accident ak ñaar kenn ñàkk na ci bakkanam mu nekk loo xamante ni lu regrettable la loolu la ñu amagum leneen li aussi mooy bu ñu waxee gàmmu dinañ wax nit yu bari fu ñu daje waaye dinañ wax tamit wàllu li nga xam moom la ñuy xewloo muy waaru lekk beeg yooyu loolu tamit am na ci 500 kilogrammes yoo xamante ni saisir nañ ko ci li nga xam jàpp nañ ko officiellement ci yoo xamante ni ndax ñu ci bari yàlla dafa dogal dañuy profito di ci manifestation yu mel nii li nga xamante ni dañu périmé ak yooyu nga xam dañu koy tere ñu profito di ko fi dugal leneen li aussi Aram nga xam am na solo mooy appel bi nga xamante ni Serigne Babacar Sy Mansour def na ko démb ci ñu yeesalaat li nga xamante ni moom mooy jumaa ju mag gi nekk fii muy benn appel boo xamante ni lancé na ko démb di ci woo mbokku jullit yépp ngir ñu jàpp ci ba mu mucc ayib loolu tamit xam naa ne bi mu ko waxee boo gisee relais yi nga xam journaliste yi def na ko ak réseaux sociaux yi nga xam ne ñëpp am nañ ci yéene bu mag a mag leneen li nga xamante ni aussi am na fi du lu significatif mooy délégation
bi nga xam jóge na Touba. D'accord. ngir ñëw fii ci ndigalu Serigne Mouhamadou Mountakha mu nekk lu am solo waaye dañ fee fekk tamit benn communauté mouride boo xamante ni ñoom aussi dañuy def liggéey bu am solo ci yeesal dëkk bi ci mbale ak setal ko ba nga xamante ni bu ñi nga xam dañuy gàmm si bu ñëwee dinañ mën a gàmm ci anam yu mucc ayib aram. jërëjëf Pape Djibril Fall ci li nga xamante ne rek jox nañu ko xam naa am nañu sax déjà les grandes lignes ci édition yi nga xam ne moo ci nar a topp jëmee foofu laaj bu ma doon wax sànq parce que li mu wax ci mobilisation dama koy dencal imam mais imam dafa wax sànq lu nit yi war a jëfee ci guddi gàmmu gi mbaaye it danga ca ne waaw xam nga bu ñu nee diine l'islam daanaka mbaax rek lañ ci séntu parce que aussi boo xoolee lu mel ni guddi yonent aussi à mon avis dafa di guddi bu nga xamante ni xëy na si la ñuy gën a fësal li nga xamante ni jot na ko def ci ba muy dund mais au delà de ça dama jàpp ni peut-être que c'est pour jàngal nit ñi ñu gën a xam seen diine gën a xam kan mooy yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam ak itam xam li nga xamante ni daal moo di seen diine ngir di ko jëfee te boo xoolee par rapport ak loolu ñi nga xamante ni moo di suñuy wasila en général ñoom ñëpp dafa am rôle bi nga xamante ni dañ ko sujet parce que boo xoolee l'islam à l'origine li nga xamante ni noonu lañ ko daan pratiquer ailleurs ba ñu ñëwee ñoom ba dugg ci aussi dafa am li nga xamante ni dañ ko si yokk maanaam tropicaliser ko boolekaat li nga xamante ni moom la ñu moom jégaanaw ñu ko feneen donc di ko jëfe mais boo xoolee loolu yëpp maanaam lu muy résumé rek mooy que ni maanaam ñuy jëfe li nga xamante ni mooy lu baax te loolu yaakaar naa ni lu am solo peut-être que question bi nga xamante ni bëgg naa ko poser imam Aram moo di si bu fekkee permettre nga ma ko moo di par rapport ak guddi yonente bi parce que bu ñu nee gàmmu rek xel yëpp a dem Tivaouane te yaa ngi koy wax léegi-léegi si say kàddu à l'origine moom maam Alaaji Malick bu mu ko doon def ànd ak seeg maam Rawane daanaka xëy na sax dafay ñu ko woon Tivaouane feneen lañ ko defoon tey jii yëf yi di màgg ba dem ñu centraliser ko donc à Tivaouane donte sax këru diine yu bëri danañ ko màggal bés guddi mel tey jii lan moo expliquer le fait que bu ñu nee gàmmu rek xel yëpp a dem Tivaouane. waaw loolu taxawaay la ak tabaarakallaa nitu yàlla dugal ci loxoom ndax nitu yàlla am na loo xam ne bu ko defee rek yàlla daf ko cay fekk si te comme que Cheikh Seydi El Hadji Malick bi mu gàmmu jamono jëmi gàmmu siiwul woon bëriwul woon mu njëkk ko def yitteem tabaarakallaa nee naa la ndar la njëkk a gàmmoo waaye gàmmu googu bokkul ak gàmmu gi ñuy gàmmu tey wootewul woon moom maam Rawaan ñoo ko def bi mu ñëwee Tivaouane en 1900 nag la ñëw Tivaouane moom Seydi El Hadji Malick 1902 ci la woote ne muqaddam yépp nañ ma fekk Tivaouane ñu màggal guddi juddu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muqaddam yooyu nag ku ci ne daa am foo nekkoon di fa liggéey weeru gàmmu bu teroo ñu commencé burdu bisub tay bi di bisub noppali bu mu recevoir muqaddam yi ndax ñoom ñu ngi doon wesaare liggéey bi ci tabaarakallaahu raison yi ak fañ nekk gox yi ñu nekk fukkeelu fan bi ak benn tey mu njuttee ko bisub noppali bi ci lay dalal muqaddam yi bu dalalee muqaddam yi ba pare nag ku ci nekk mu waxtaan ak yow la muy waxtaan ak dénk la la mu lay dénk soo nekkoon ci yoon mu gën laa teg ci yoon bu fekkoon amoon ay erreur mu réparé la bisu fukkeel bi ak ñaar comme suba nag mu jàllale message am bu jàllalee message ba noppi nag muqaddam yi ku ci nekk jël dem tasaare ji ko décentralisation bi ñuy wax Cheikh Seydi El Hadji Malick moo ko njëkk a def léegi nag muqaddam yooyu nag fa ñu nekk gox yi ñu nekk ku ci nekk di jàllale jàngale Seydi El Hadji Malick ñoo xam ne gàmmukat nekkate lu war la te Cheikh Seydi El Hadji Malick mi ngi koy woote boo ko defee muqaddam boobu buy ñëw diwan daanaka gox bi yépp dañ koy topp ñëw gàmm si mu waral gàmm tey toll fi mu nekk toll fi mu toll tey ndax dimension bi nga xam ne Cheikh Seydi El Hadji Malick amoon na ko ci wàllu décentralisation ci wàllu jëflante ak niti àdduna yi ci wàllu jëflante ak tabaarakallaahu ñi nga xam ne ñooy ay jullit ba ci ñu du jullit sax ba tax tey fi mu toll nii boo demee ca gàmb ga dem Tiwaawan di nga ko fekk ñoo xam ne bokkuñu ci diina ji di nga ko fekk ñoo xam ne bokkuñu ci tarix bi loolu yëpp rek ci njàngaleem ak jëflanteem boo xamante ne tabaarakallaahu daan na ko jëflanteeg nit ñi rawatina ñi nga xam ne moom moo leen yaral boppam di ay muqaddam tabaarakallaahu loolu moo waral gàmmu tey am dayo bi mu amu tey ba pare nag en plus mu bind ci moom Cheikh Seydi El Hadji Malick te arab yi dañuy wax ne wa maa kutiba xarra wa maa xufisa farra nee lu ñu bind écriture du masa dañ mukk ba abadan waaye bu fekkee loo mokkal la bis di dañoo mu effacé wu Cheikh Seydi El Hadji Malick bind ci gàmmu bàyyi fi ñu koy jàngale di ko jàngale ba jamono ji ku ko jàng rek
mën na lire xam li muy wax xam ne nekkate gàmmkat lu rëy la. ba tax bu déwénee yaa ngi préparé pour gàmmu ji. alors avant mu koy door moom liggéey boobu nga xam ne jagleel na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na avant ñoo xam ne ñoo fi nekkoon ak saaba yonent bi ñi fi toppoon na yëpp ndax ci histoire ñooñu doon nañu def li nga xamante ne nii mooy taxawaay bi ñu am tey bés bu yonent bi juddoo ñu taxaw am ci ay ñaan comme ni ñuy gàmmoo nii nee nañu sax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo njëkk a gàmmul ba ma xam nga ne la daan gàmmoo bis bi mu judd daka daan feete xam nga ne la ko daan feete da koy woor bisub altine da koy woor am na ca saxaaba yoo xam ne ni daan nañ ko toppandoo ci loolu ngir màggale ko mbir mi waaye comme ni mu mel nii tey ñun suñu njàng ak suñu gëstu ci Seex Seydi El Hadji Malick lañ gisee ne fa la commencé. calcul bi naka lañ koy def ba xam ne guddi gii kat mooy bés bi nga xamante ne ci la yonent bi judd xam nga loo gis ay bis la ak i weer boroom xam-xam yi dañuy werante kañ la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam werante nañ ci lu yàgg sax werante nañ ci lu baree bëri Seex Seydi El Hadji Malick ñëw boo demee ci benn téeram bu ñuy wax Xilaadu Zahab bind na ci bis yi nga xamante ne nii wax nañ ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la judd am ñu ne boo gisee rabiul awwal bi première fan bi ba ci fukkeelu fan bi am na ñu ne premier jour a judd am na ñu ne deuxième jour am na ñu ne troisième ba 10e jour bis bi ñu waxut mooy bisub tay bi muy vendredi bi ñu noppalu am ñu ne nag bisub suba bi muy fukki fan yi ak ñaar ci la judd ñi ëpp ci borom xam ne bu ñu leen seggee nag dañ ne fukki fan yi ak ñaar tabaarakallaahu ci la judd moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seex Hadji Malick nag ne comme que ñi ëpp fukki fan ak ñaar lañu wax nañ jàpp fukki fan ak ñaar waaye bu ñu bàyyi bis yi nga xam ne borom xam-xam yi wax nañu ko loolu waral burdu bi ko loolu waral burdu El Hadji Malick bu weer wi teeroo daf ne commencé leen gàmm ñu commencé premier jour deuxième jour troisième bu fukkiilu fan ba bi nga xam ne borom xam-xam ñu néew wax nañ ne fan yooyu la fan bi nga xam ne ñi ëpp nag ca lañu wax mu ne nañu dajee nag ñu gàmm ndax bii nag mooy bi nga xamante ni ñi ëpp ci borom xam-xam yi moom lañu wax ne moom mooy gàmm te yaakaar naa boo doon atte yow mii fekk ay nit di laaj kenn nit mu wax la ne nangam moom dong mu wét ci mbooloo wax mbir mooma nga laaj juróom-ñeenti nit ñett ñu wax beneen kàddu bu wëkk la kàddu ga mu wax ñoom ñëpp ñu doon kàddu gu ñu wax booy jàpp da ngay jàpp juróom-ñeent ya da ngay féete si majorité da ngay féete ci ñi ëpp Seex Seydi El Hadji Malick nag féete ci ñi ëpp mu def ay calculam ba xam ne fukkeelu fan yii ak ñaari moom mooy bisu gàmm te borom xam-xam yu baree dëppoo ci ñu néew ñoo wax lu dul fukkeelu fan ak ñaar moo tax mu jël calculam mag ñëpp nag tabaarakallaa ñu mel ni moom Sénégal gi ñëpp la lañ jàpp mooy fukkeelu fan bi ak ñaar moom mooy bis bi nga xamante ne moom mooy bisu gàmm waaw xanaa peut-être ma interpellé par rapport ak wirdu tijaan bi parce que tamit bëri na ñi nga xamante ni daal dañ koy jëfee mais ci lu ma dégg ci sama xam-xam bu gàtt rek moo di dafa am ay chartes yi nga xamante ni moom nga war a mën a respecter pour dugg ci li nga xamante ni moo di wirdu tijaan tarixatu tijaaniya cheikh mi nga xam ne mooy fondateur bi pour ma tontu ci sa question dafa ne lépp lu ngeen dégg ñu ne maa ko wax na ngeen ko peser ak sharia nu mu def bu dëpp ak sharia rek xam leen na samay wax la waaye bu dëpp wut ak sharia du samay wax tarixatu tijaaniya du la digal mukk la la diine digal lépp lu mu la digal boo fekkee ci diine la ko jëlee ca la bokk ndax boo koy jël dañ naan la waaw say waajur bu ñu dund dama la siy jukkil rek na nga leen respecté te yàlla borom bi subhaanahu wa taala moo ne wa qadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyyahu wa bil waalidayni ihsaana ba ca des mu ne la na ngay julli juróom te boo amul ngànt na nga koy defee ci mbooloo ma yàlla borom bi subhaanahu wa taala moo ne na ngeen di julli yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne carte d'identité bi nga xam ne moom la ñuy xàmmee kuy jullit ak ku dul jullit moom mooy julli booy julli tudd jullit boo dul julli tuddoo jullit la ca des mu ne la génneel azaka wooral weeru koor ajil màkk boo ko mënee yooyu yëpp boo duggee ci tarixatu tijaani da ngay fekk ñu tëral ko ci la ca des nag mooy ñu ne la ginnaaw bi nga jaamoo yàlla tabaarakallaahu gëm yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii kat mooy suñu yoon boo mënee bismillah boo mun nag forcé wuñ la ndax jël tarixa du force mi ngi mel ni yow mi tabax sa kër rek boo tabaxee ba mu yegg ba néeg yee yegg bu la neexee karole
bu la neexee peinture bu la neexee bañ a peinture bañ a karole te teewul nga mën faa dëkk. mën nga cee bokk te doo jël wér. déedéet mun a cee bokk mën nga nekk soppe. foog nga bokk ci foog nga jël wér. il faut nga jël wér di wér ndax innal wusula la Alaaji Maalik wax o xayya fi tariqatina fa bil machiati la moom li bil nga wax kaddi ni kon jusman bëri na ñoo xamante ne ay taalibe yóbbaale. bëri na ñu soppe si Xaaji Maalik bëri na ñu soppe mbooleem sëriñ si fi nekk ay soppe lañu ëppale ay taalibe. kon su ma la déggee mooy liy firndeel ni que yow da nga bokk ci tarixa tijaan mooy da nga war a jël wird. jël wird di wird loolu mooy tariqa bi. soppe yi kon mooy ay sympathisants. waaw mooy sympathisant yi dégg Alaaji Maalik réew ndoo sopp Alaaji Maalik ba fu mu woote nga dem waaye yow am na ñoo xam ne si tabaarakallaa ña ngay gàmmu ji seen ñu nekkul ci julli gàmm ak seen màggal yoon yëpp nekkul si ci biir. jaamu yàlla seen yoon nekkul ci lenn ñooñu nag Alaaji Maalik ne bu leen ñëw ndax woowu ma leen fi man kuy jaamu yàlla laa fi woo yow mi nga xam ne yaa bëgg a bokk ci tariqatu tijaan yi il faut ngay appliquer application bi ci jiitu nag mooy appliquer sa diine te loolu l'islam moom la njëkk a digle. l'islam moom la digle ndax mënoo nekk tijaan te nekkoo jullit mënoo nekk tijaan te nekkoo jullit léeg la yàlla digal yonent yàlla Muhammad digal ko moom la Cheikh digal moom la Seydi Hadji Malick ñëw tasaare ko weesaare ko jàngale ko kon bala ngay nekk tijaan piir bokk ci tarixa bi il faut nga jël tarixa bi tabaarakallaahu di ko jëfe di ko jëfe ginnaaw bi nga jëfee sharia bi loolu mooy tax nga mën a bokk ci sharia tarixatu tijaan ya alors événement bi moo ko laaj. xëy na moom la tombel mais bëri na fi ay événement yoo xamante ne bu amee. lay solos la wala la tax ñu ne moo yëkkati bés ba. nit ñi duñ koy faral di fësal. li ma bëgg a wax foofu mooy buñ nee gàmm. dañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ko jagleel. waaye kilifa yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon. ngay gën a dégg que borom bés ba. bu ñu nee màggalit itam ma sañ koo wax. Sëriñ Touba la nga xam ne loolu la santaane. pour taalibe bi di ko jëfee. ak di ko santale yàlla bés ba. ñenn ñi duñ ci ne. c'est-à-dire sëñ ba dem na fii dem na lii loolu la ñuy gën a lii yenn saa yi dañuy wax loo xamante maîtriser wuñ ko sax loolooy gën a fës. donc loolu tey lan mooy taxawaayu borom diine ak kilifa diine yi sax laa bëgg wax da nga xam ne ñoo fi nekk. war a fexe kat li tax ñu yëkkati bés ba loolu di gën a fës que ñu bañ fee nekk rek di jiital nit boo xam ne ñenn saa yi ñenn ñi dañ ciy topp rek ma riirandoo lay doon. xam nga ñaaraam déglu ak dégg déglu ak dégg moo am dégg mooy nga romb ñuy tëgg nga dégg tëgg mi romb dem waaye xamoo lu ñuy tëgg lan la. déglu nag mooy nga taxaw ba xam li ñuy tëgg nga xam ne lii kat li ñuy tëgg. gis nga gàmm musul xew gàmm at mu jot dina am benn thème boo xam ne mooy doon thème gàmm gi yow mi nga xam ne yaay taalibe bi bëgg a dem Tiwaawan sa wareef la nga gëstu ba xam lan mooy thème gàmm gi ah ñun de am na ci ñoo xam ne ña nga ca te it ñu ngi koy waxtaanee ña nga xam ne ñoo ko bëgg a déglu tabaarakallaa ñu ngi koy déglu waaye am na ñoo xam ne ñuy dégg rek romb mooy dama lay wax fans yi ñoom seen yoon nekkul ci thème gàmm gi seen yoon nekkul ci lu Alaaji Maalik santaane ci bisu gàmm gi seen yoon nekkul ci nu Alaaji Maalik daan gàmm waaye ñoom xam nga lan la mën a yóbbu sañse wóor ba seen tànk yi poussière ñu tëdd nelaw fanaan nelaw fajar oto yi jël seen ñibbi seen yoon nekkul ci jàng am na ñoo xam ne dañuy dem bu ñëw di julli. waaw mais loolu imam da ngeen ci am responsabilité parce que man li tax ma wax loolu Cheikh yaa ngi réewee dafa am solo nekkoon ci beneen télé di liggéey war a dem tourner benn bande annonce pour ñu waajal gàmmu gi mais da ngay gis ci biir télé bi am ñoo xam ne dañ naan la maa la jox lii boo demee joxal ma ko sëñ Babacar maa la jox lii boo demee defal ma lii c'est-à-dire nit ñi quelque part figure bi la ñuy sopp nii rek ci loolu la ñuy daw mais la nekk ci biir duñ ci gëstu duñ ko xam loolu nag pour taalibe nekk ci ginnaaw topp ci ñi jiite dañ ciy am wàll ñoo war a fexe kat jur gi bu ñu réeree ñoom ñu wan leen yoon bi waaw loolu wax nga dëgg waaye wax dëgg yàlla di ñu jiite na ngay def seen kem kattan ndax nee naa la fukki fan bur yi chaque jour boo seetaanee tabaarakallaa burdu bi Tiwaawan xalifa bi chaque jour dina am benn thème boo xam ne dina am koo ko traité loolu mooy lan yéen taalibe yi war a ñëw na ngeen déglu kuy ñëw ko nii nga war a comporté woo lii mooy gàmm nii lañ fa war a defee nii ak nangam ak nangam ak nangam Sénégal nag dafa nekk réew moo xam ne daanaka la yàlla waxoon ci alquran rek doo force kenn di ko fekk néegam di ko poñe naan ko far force ko def nangam ndax diini ji amul loolu laa ikraha fi diin qad tabayyana rushdu minal ghayy la yàlla wax lenn rek nga man wax boo waxee ñu jëfe fa lillahi alhamdu boo waxee tabaarakallaahu jëfewuñu yow def nga sa warugar te alhamdulilah ñi ngi wax de soxna si oustaz yaa ngi wax boroom xam-xam yaa ngi wax waaye nag dafa fekk
am na ñoo xam ne ñu ngi wax waaye dañuy wax pour seen bopp. bëri na si de. dégg naa sëriñ Habib si doomu xalifa bi yàlla na ko yàlla may guddal fanam mu ne gàmm gaa ngi ñëw yéen ñii teew ci plateau yi rikk waaye bu leen ñu réeral Seydi Hadji Malick Alaaji Malick moo dugg fii moo génn fii moo yen woon nangam moo defoon nangam bu leen ñu waxal loolu xam nga la moo am solo ci gàmm gi mooy wax jàngale Seydi Hadji Malick nan la dundee shari'am nan la dundee xaqiqa nan la dundee sunna yonent yàlla Muhammad sallam loolu mooy li nga xam ne moo war ci période gàmm te alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi ciy góorgóorlu suñ kam kàttan. jërëjëf Imam Babacar Dia dinañ ñëwaat ci moom ci kanam ñu jàll.